Colifay 2 poids 110 kilos taille 1m83. man la Ada Fass 1m86 105 kilos. képp kuy doomu Caaroy ku tere Caaroy daw sa yaram maa ngi lay woo si làmb ji. Ada Fass ma lay wax na yow am nga combat bu mat combat boo leeree muy sa jàmm ragaluma loolu foo taxaw ma fekk la. di woo Ndakaar yëpp le 26 incha allahu rabbi arène nationale. dina Colifay 2 yow dëggalal sa bopp. daw laaxu nga dëxan bu seede nga doo dërëm boo dëggalee sa bopp dinaa la duma dinaa la da. gars yi PPV lay doon ah. André seen affiche.com. képp kuy bëggee Ada Fass rek maa la nga jënd code bi toog seetaan làmb ji may daanee Colifay 2 jël bu rëy bu amul benn werante wan ko du dërëm. kuy fans Colifay 2 dawal jënd code bi gaaw seen affiche.com. mais li xewoon dimanche ba foog ñu ñëwaat ci ndax pay per view lañ defoon keroog gis nañ coupure amoon na fa keroog na wax nga ci keroog ba sa baat dee mais dama bëgg ñu ñëwaat ci loolu noonu. erreur bi lan moo ko andi ak groupe bi nga xamante ne moom moo nekk ci stade bi lan moo tax bi courant bi coupé rek tàkkul. waaw jërëjëf Lamine yaakaar naa ni wax naa ci waxaat ci ah. Bon peut-être xanaa ñu nekk ci cadre solution léegi parce que yaakaar naa ni boo kaasaat léegi na nekk ci ay solution dañu bëgg suñu ay responsable yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jiite ñu gën ñu jox considération ba pare gën a am organisation ci li nga xamante ne ñu ngi koy def parce que tout simplement tey groupe électrogène buñ ko defee ci benn établissement bu toll ni stade arène nationale ci benn endroit bu toll ni arène nationale yaakaar naa ni loolu teg nañu jumtukaay yëpp pour que groupe bi mu nekk am déclencheur automatique saa yu courant coupé mu tàkk automatiquement te groupe bi du groupe bu caaxaan ngan dimmaamu groupe moo fa nekk groupe bi pour mu tàkk minimum il faut que ñu sol 200 litres minimum nee nañ bu amulee 200 litres kenn du ko taal chinois yi instruction yooyu lañ joxe groupe bi 2000 litres lay jël kon groupe boobu du caaxaan léegi nag tey lan moo tax promoteur bu tëggee làmb tey ñi nga xam ne ñooy responsable stade bi parce que stade bi amagul directeur te loolu jaaduwul stade bi lu bëri ngi délabré toilette yi kenn xamul lu muy nirool stade bi poussière bi manqué na toppatoo soit ñu nommé benn directeur bu strict buy ñëw appliquer ay règles yu strict wa ilaa ñi nga xamante ne ci seen responsabilité la nekk mooy direction des infrastructures parce que maa ngi wax keroog ñu bëri naan maa ngi attaqué CNG attaqué wu ma CNG géré wul stade bi CNG comité national de gestion la bi nga xamante ne tey lamb la géré bureau la fa am rek mais am na fa sax ay fédération de boxe maanaam am nañ fa sax benn ring de boxe donc stade bi lii état la responsabilité la état la direction des infrastructures ñoom ñooy gérer stade bi stade bu fi amul directeur ñoom ñoo lay gérer mais tey ñoom ñoo war a jël seen ay motukaay pour stade bi entretien bi baax mënuñ def 32 milliards di fooyee stade bi y a le problème des toilettes y a le problème de l'électricité buy coupé imaginez keroog li amoon ci stade bi coupure 2 ou 3 heures même si on comprend que Sénélec moo amoon coupure générale sur Dakar ñoom def nañ communiquer par rapport à ça mais imaginez tey mu nekkoon 21 heures wala 20h30 stade bi ak problème yi fa amoon courant coupé bu courant coupé ci stade bi imaginez li fa mënoon am ci jamono jooju noonu insécurité bu fa mënoon am pendant 2 heures de temps technicien bi buun lañ ko woowee mu jógee buun ñëw moom rek mun taal affaire bi ba pare ñu ne ñu dem leen ngeen jëndi 200 litres donc il faut ñu xaar le courant coupé pour ñu la demal nga jëndi 200 litres gasoil technicien bi allo ñëwal dimbali ñu yaa urgence mais imaginez loolu nu mu doy waaree écran géant bi bu lamb commencé ba léegi xanaa 2000 litres soo ko ci defee nii 200 litres wala la du tuuru mais loolu mooy affaire bi moom laa lay wax anticiper mais anticiper anticiper mooy lan mooy léegi groupe bi nañ ci sol léegi 500 litres exemple bu ñu solee 500 litres ñu taxawal ko ñu ne léegi promoteur buy tëgg làmb da ngay joxe caution 150 000 wala da ngay ko joxe caution 200 000 léegi bu courant coupé luy sauver sa journée mooy groupe bi. moom comme courant coupé na utiliser nañ groupe bi kon sa 200 000 bi dañ koy téye. mais bu courant coupé wul ñu delloo sa 200 000. te xam ni gasoil bi bougé wu fa. mais lan moo tax ñuy bàyyi ba courant coupé pour wax la ni ñun suñu groupe kat dafa am problème technicien bi faaw ñu woo ko mu jógee buuñ ñëw. bu tax ñuy bàyyi ba courant coupé pour ne la léegi ñun pour groupe bi tàkk demal nga jëndi 200 litres mais diriger c'est prévoir.
maintenant peut-être ci côté pay-per-view lu ma ci mën a wax di jéggaluwaat sénégalais yëpp yi nga xamante ni ñu ngi doon seetaan. ñu bëri nee nañu yow da nga war di prévoir ay backup effectivement ñun nañuy prévoir plusieurs backup ci domaine yu ne. mais munoo ci domaine yëpp ci liggéey bi ngay liggéey ngay prévoir ay backup munoo ne ok man RTS moo may defal production waaye damay woo 2STV itam mu am beneen production ca wet ba pour RTS bu amee problème munoo ne damay jël ñetti groupe teg pour 2 groupes yi bu amee problème di nga am yu bëri yoo xamante ni da ngay doubler affaire yi mais mënuloo sur 1000 choses nga doubler tripler parce que doubler weesuwul ñu ne la arène nationale dafa nekk zone bu sensible warul couper en général am na zone yoo xam Sénégal rek da koy bàyyi xel du ko couper mais ba pare ñu ne am na groupe ñaar yooyu yëpp nekk fi mais ñaar yooyu yëpp fonctionné wul. donc y a problème. ok ba. waaw bon déjà li may wax ci kàddu buzz yi rek fi mu daaneel lay commencer gérer c'est prévoir xam nga tey su ñu nekkee ci réew dañoo war a xool exactement lan mooy doxal réew mi. ñu di ko def. mais xam nga tey danger weesuwul ñu jox la groupe jox la stade. jox la organisation. nga ñëw. di seetaan ba groupe bi di coupé kon je pense que politique bi état teg ci waxuma sax ci làmb mais ci sportu Sénégal dafay xaw a suuxat tuuti parce que tey soo xoolee làmb indiscipline bi ci am moo ngi ci sport yëpp mais ci làmb lañ ko gën a ràññee lan moo tax parce que tey làmb kenn coaché wu ko kenn encadré wu ko kenn géré wu ko dañ leen bàyyi noonu rek suñu jógee ñun suñu genre bi mooy ñëw sol xaftaan ñu ne des parrains ñu ñëw sonal nit ñi sonal amateurs yi wàcc si yàq géew gi yéegaat au nom de quoi lan la ñu yokk lan lay yàqal réew mi wala lan lay yokkal réew mi c'est-à-dire que il faut que aussi li nga xamante ni moom la ñu war a wax ñu wax ko mooy làmb dadul affaire u caaxaan tey stade Ablaye Wade bi ñu créé xam ngeen ni xel xalaatul Sénégal di fa football courant di coupé loolu xel xalaatu ko parce que suñ ko defoon suba réew bi ñëpp yëg ko mais pourquoi léegi tey li ñu nangul cër yeneen sport yi nanguluñ ko làmb loolu kan moo jiitu waaw xam nga tey lan kan moo si jiitu mooy politique de développement bi ñu defal làmb muy le président de la république parce que lépp lu ñu mën ci wax moom mooy ndeyu mbill gi mais moom dafa am ay ndaw yu mu dénk si laay ñëw waaw xam nga tey président amul mbër amul footballeur amul njaago amul séeréer ñëpp a ko fal tey su fekkoon dañ doon wàññi carte soo demee ci biir carte mbër baa ngi fa footballeur baa ngi fa maanaam ku nekk secteur bi nga ne dëgg la si ngay bëgg mu yokk la léegi moom bi mu ñëwee dafa indi un ministre ministre bi mu ñëwee bàyyi fi CNG comité national de gestion léegi tey comité national de gestion su fekkee ne amul xalaatu ne war naa revendiquer lii si ministre bi amul xalaatu ne war naa revendiquer lii ci président bi mais kon lan moo tax ñu fal leen c'est-à-dire que nañ bàyyi suñu xel yi ñuy fooyee gis nga li ñu war a wax mooy làmb dañ koo desee respecté benn ñaareel bi làmb respecté wul boppam làmb considéré wul boppam moo tax duñ ko considéré xam nga tey ce qui est dommage mooy critères yi ñuy xool tey ci les hommes politiques pour fal leen pour ñoom ñu diriger mais lu ko raw moo ngi ci mbëri xam nga tey un intellectuel dañ naan c'est savoir bien faire et bien penser mais mbër yi nekk tey ci mag ay ñoom Yékini ñoom Tyson ñoom Moustapha Gueye lépp li nga xamante ni dañ koy wax ci micro téere la dëgg la ñaareel bi mooy mbooloo lañuy fale les hommes politiques yaa ngi dégg tey lutteurs yi li ñu mën ban ministre moo ko mën kenn waxal benn ministre suba mu dem arène nationale woote foofu kenn da ko dul wuyu kon il faut que nit ñi respecter il faut que lamb aussi respecter boppam mais pourquoi pas tey mbër yi seen association boobu mais waroon nañ am xalaatu sax dugg ci benn liste am un lutteur député pourquoi pas pourquoi pas ay seeni naataangoo ñoo fa nekk mais monde lamb force divisée la ñuy demee suñ demee force divisée di négocier CNG dañ koy négocier ñooy ñëw ci làmb war a saytu làmb dañuy négocier ministre bi nga xamante ni moom moo coiffé làmb day négocier léegi négociation yu bëri yi ak neexalante bi moo yàq lu bëri moo yàq làmb te làmb dina gën a dee parce que tey promoteur bu ne am na fu mu far am na ku mu faral si wàllu
politique loolu c'est humain mais warul influer ci ay relation ak làmb heure wax dëgg su jotee ngalla ñoom nañ wax dëgg mais duñ ko def mais Kéba la moo tax écran géant ba léegi mënul tàkk. waaw si laay ñëw xam nga tey dama ne la dafa am ay erreurs ya nga xamante am li tax mënul tàkk nag man mënu ma indiquer réponse bi waaw moom après xam naa dina. moom peut-être di nga ko indi waaw mais dama bëgg ñu waxtaanee. waaw loolu mais xam dafa war a déjà tàkk maanaam parce que Kéba dama la- bëgg affaire bi da ko jël yóbbu ko ba ci président. maanaam ministre ba ci président. groupe bi c'est-à-dire groupe boo xamante ne électricité gasoil la koy taal. pour man président sori na ci. non comme léegi yow naka nga gisee ba tey déggoo est-ce que dañu war a changer est-ce que dañu war a changer ndox ñi fi nekk noo amul rigueur wala lan la. ba tey déggoo fi ma la waxee de maanaam dama la wax problème bi débat la Babacar. non man dama bëgg nga duut baaraam ci affaire bi. xam Yéen ñëpp am nañ ci nga kàddu. problème bi chaîne de suivi la xam nga tey Lamine mii su deful li ko war yaa ngi dégg kan nañuy wax dinañ na Lamine mais dinañ la tudd yow te su ñuy wax problème bi duñ ko wax moom yow dañuy woo ne la Lamine li mu def dëgg la pour nga régler problème bi mais foofu laay waxee parce que tey xam nga président c'est l'homme le plus renseigné du Sénégal du loolu la ñu wax waaw loolu am sax. yaa ngi dégg kon dans les normes su fekkoon ne président CNG moo ngi def liggéeyam ni mu ko waree ministre des sports moo ngi def liggéeyam ni ñu ko waree président li mu war a jot ci problème mu làmb dina ko jot mais malheureusement Sénégal dañoo xewal benn affaire su dee ministre nga wala député wala directeur général dañuy toog ci télé bi duñ la wax mukk li nga war a def billaay wax nga dëgg. dañ lay nax naan la yaa fi ne waaw. li nga defal làmb kenn mësu ko def Yaa li suñu nga def ministre, fii, yaa suñu ngi suñu directeur. lee. te loolu yëpp dara amul 15e gis nga les édition. faits sont là que ñu wax ko que ñu ñàkk ko wax làmb avancé wul tey millions yi ngeen di wax une vingtaine de lutteurs ñoo ci am ñaata licenciés ñoo ci am 1000 et quelques amul organisation amul politique amul vision amul kenn ku si mën a jël ay responsabilités am làmb kan lay jëriñ fi mu toll nii wax xam nga kii Kéba Kanté li mu wax am na solo trop. mais man Lamine li ma gën a jaaxal ci arène nationale revenu yi dugg ci biir stade bi. tey dugg ci CNG de lutte yaakaar naa ne bëri na loo xam ne ni askanu làmb ñu ngi koy jooy ci biir stade arène nationale. yaakaar naa ne war nañ ko cee mën a defar. Lamine da ngay xool saison bi mu génnee ba léegi. frais d'organisation yi ñuy joxe ci stade bi. xaalis yi ñuy dagg mbër yi. bénéfice bi CNG di am ci mbër mi gi lépp loo xam ne nii promoteur bi nga xam ne day tëgg làmb ak li ñuy dagg ci mbër yi Lamine loolu fan la jëm. loolu moom mënoo xam fu mu jëm. non non parce que laaj nañ ko ba dañ ko laaj. mais Lamine loolu dañ ko laaj ba mais Lamine dafa jot bu ñu demee ba duusu arène nationale yi robinet yi di damm ñu koy bàyyi muy tëdd ci suuf noonu. nga gis ko ci làmb jee passé làmb ñëwaat nga fekkar ko noonu muy tëddee am na robinet yoo xam ne day xel rek di dem. am na robinet yoo xam ne da ngay ñëw fi tim ko muy xel nii rek di dem. mais est-ce que ñaar yi bokk na est-ce que direction des infrastructures bu ministère des sports bokk na ak CNG ñaar yi bokkul parce que arène nationale du CNG. mais léegi problème bi mooy buzz. problème bi mooy nañ utal dama la directeur. xaw a coupé xam nga tey lu tax ma coupé la waaw arène nationale ñan ñoo fay bëre arène nationale. Ouais, mbëri dañ fay bëri waaye kii dañ fay box. lépp dañ fay sport meeting. la, lépp sport la. arène nationale day am meeting. arène nationale lañ fa man dem naa fa meeting. arène nationale couvrir naa fa benn meeting. waaw mais saal yi ñuy defee meeting. boo non fa du demee- saal man dem naa ci ak kii bi. pour arène ci nationale. géew bu ñuy bëree. géew bu ñuy bëree. mu am meeting amati ngan di maamu sûr. meeting fees Bien del sûr. Waaw. lu ëpp xolal D'accord. dañu naan làmb nu mu ko melool keroog. Waaw. billaay meeting bi nu mu ko melool keroog làmb melolu ko. waaw d'accord. arène nationale. mais ma problème ñëw bi rek. ñooñu seen saal yi tey boo fa demee saal yëpp ak set yu waa làmb rek nga gis saal yi fa dara nekk. baaxu ci. ñun dem nañ fa. bi CNG bi di def li nga xamante ni mooy séminaire 2 jours man maa ngi fa woon. mais gis nga lamb aussi tamit Kéba ñu ngi wax boobu ba léegi. mais lamb luy naqaree organiser la. parce que man teewee naa séminaire boo xamante ni tey CNG bi jël nañu ay décisions yi ci mbër yi bëree di fayeeku ay centaines de millions. ak promoteurs yi nga xamante ni ñooy jël seen ay alal di ko dugal si lamb. te biñ leen convoqué amul ci kenn koo xamante ni am nga fa benn représentant. parce que lamb man dama jàpp ni. ki kii njëkk a gagné mooy le promoteur. parce que moom moo jël alalam ñëw investir ko pour am lu mu ci gagné. ki ci topp mooy mbër bi nga xamante ni moom la jël def ko métier mu di ci bëre. di ci am lu mu jël di ko yóbbu ci njabootam. amateur bi day accompagner. bu ñu boolee mbërëm mu ñëw bu ñu boolee ñaari giraan sax mu ñëw. moom li mu bëgg mooy làmb na tëgg. ak ku mënti bëre. kooku tey jàpp naa ne ñi ko war a accompagner mooy les promoteurs. tey dama gis làmb loo xamante ni man. chaque jour dama koy réclamer. boo xoolee tey jii nii yéen a ngi wax ci wàllu toilette yi man chaque dimanche matin damay xëy suba dem stade
visiter stade bi yëpp xool toilettes yi xool chaise yi xool biir stade bi xool sécurité bi ndax ñëw na pour amateurs yi seen xel mën a dal ma dugal ko ci groupe WhatsApp yi pour jox leen ay renseignements wan leen ne lamba ji am na sécurité ñëw leen. waaw kon xanaa kii toilette yi mu wax gisoo ko woon. toilettes yi mu wax man dem naa fa visite. toilette yi kay ñi fa nekk di nettoyer stade bi muy directeur bi ki yor wàllu nettoyage bi nga xamante ni moom lañ jox loolu mu gérer ko maa ngi numéro am keroog moom lañ ma doon wooloo ci waroon groupe bi kooku waxtaan nañ man ak moom mu xamal ma ni ma effectif bi nga xamante ni moo war a doy ci stade bi amu fi waaw léegi loolu kan moo ko li fa def nekk léegi kan moo ko def loolu man ñi may njëkk a réclamer ñi may njëkk a condamner waaw mooy CNG bi nga xamante ni ñoom lañ jox stade bi non bu jugee ci CNG CNG encore une fois nag wooyu leen kaay ma wax la xam nga CNG waxuñu ko stade encore une fois CNG foofu dogg Non, ma mais c'est-à-dire que il faut qu'on soit raisonnable xam nga CNG xam nga CNG gérewul stade mais nekkul directeur bi non Et voilà. CNG xam nga CNG organisation la yor organisation mooy organisation CNG Voilà. ñoom lañ fi teg pour ñu doxal lamb waaw tey man dama jàpp ni mais lépp loo xamante ni manqué na ci biir waaw stade stade bi si tutelu kan la nekk mais direction des infrastructures si direction des infrastructures si tutelu kan la nekk ministère des sports ministre bi la ne kon kan ngeen war a wax d'accord le ministre mais waaw, voilà. kan lañ teg ci lamb c'est-à-dire que bu leen jaawale affaire non yi attends ci ministre bi laa jëm de Keba ci ministre bi laa jëm mais ministre bi dafa am ku mu fi teg muy kan muy le président Bira mu jiite CNG bi Bira lu si yoonam si stade non mais Keba lamb ji ñoom CNG bi lañ ko jox pour ñu gérer ko waaw non ñooy Tey jii ñun organisation amateurs yi- non defal naa ko rek faut pas confondre les rôles xam nga tey problème mu stade dañuy wax stade bu am ay problème stade boo loolu CNG yoonam newu ci non mais attends xam nga CNG lan la yoonam mais ne Baba Keba Xam nga ñaari CNG mbër bu ñu bëree waaw. problème am waaw. kan la ñuy rendre compte non ñaari mbër nga wax may mais fan la ñuy bëree ci stade waaw bi defal nank rek ñaari mbër nga wax xam nga tey ji kii nu mu tudd góora ma jox la exemple Mara day taali car rapide yaa ngi dégg bu ñaari nit dugg car rapide bi dem mbëkk beneen oto kan nañuy woo borom car bi wala ñu dugg ci biir car bi gis nga tutelle dafa am direction bi yor stade yi ñoom ñoo waroon a régler ce problème mais pas CNG CNG rôle am organiser la mooy tey mbër mi fii lay jaar fii lay duggee fee lay jaar supporters yi fii la ñuy toog promoteur bi moom day ñëw jox xaalis CNG kon tey su fekkoon ne affaire sécurité la ñuy wax mën nañ duut baaraamu tuuma CNG su fekkee ne affaire organisation mën nañu duut baaraamu CNG su fekkee ne affaire règlement mën nañu duut baaraam CNG mais affaire fa ñuy organiser loolu direction des infrastructures dañuy wax ak ministère des sports ñoom ñoo war a régler loolu tey équipe nationale bu Sénégal encore une fois amuñu fitu muy football courant di fa coupé non d'accord foofu doguma la Quand même. mais dama doon expliquer pare wu ma peut-être dama jëkkee ci CNG bi mais ci ministre bi laa jëmoon parce que tey man dama jàpp ne làmb ñoom ñi ci nekk ñëpp ku ci nekk am nga ku la jiite tey ministre bi le président moo ko fi teg parce que ñun woo nañu réunion ñu dañ ak moom waxtaan ak moom bi Covid bi amee mu am ay promesses yoo xamante ni tey joxoon nañ ko waa làmb ci promoteurs yi nga xamante ni joxe woon nañ ay avance loolu suñu ginnaaw la nekk peut-être boo gisee ma ciy ñëwaat pour gën a waxaat ne considération bi ngay wax ci wàllu làmb joxuñu leen ko waaw mais yéen a ko def ñu jël fa ay engagement yoo xamante ni tey ñoom ñii non génn ñu si non Keba ñoom xam nga tey non su ma nee amateurs yi mooy xam nga ñu wër tey làmb xam nga tey qu'on se dise la vérité gis nga kii nu mu tudd Buzz man ni may réfléchir waxuma affaire promesse waxuma promesse tenue non tenue man loolu taxut ma wax nit ki yaa ngi dégg dara wala ma bañ ko wax dara xam nga lan laa bëgg nee naa leen ossature CNG ak ni ñuy fale ak ni ñuy tege ak ni ñuy organiser loolu nañu war a changer pour làmb mën a dox mais nag Lamine mais amateurs yi am na loo xam ne nii nag ku mel ni Keba Kanté mii am na ci part de responsabilité ci làmb ndax ab da déglu ma rek déglu ma ku mel ni Keba am na responsabilité ci wàllu làmb ndax Keba jëloon na fi benn allure boo xam ne nii lu bari luñ doon def ci làmb daan nañ ko ci sóoraan wax naa ko ko te kenn déggatu la wax naa ko ko kenn déggatu la wax naa ko ko Keba rek mais problème mu lamb instant bi est-ce que problème mu làmb dama lay laaj nga ko àggali àdduna lépp loo mënti non bien sûr amul concurrence tey li mu wax pourquoi il a raison opposition dans un pays dafa war a am lorsque concurrence. l'opposition elle est Mais forte problème dafa am. loolu day doxal dëkk question bien sûr, dama loolu lay moom- posé question nga eggale waaw problème bi lamb am nii est-ce que moom mën na ko lijjanti mën na ci lu bari moment bi mën na ci lu bari xam nga mën na ci jouer bu baax xam nga mën naa si jouer concurrence la ci làmb Keba Kanté bu génnee woote wax ci làmb
adduna bi dañ koy bàyyi xel. c'est-à-dire imaginer kii def te kenn du la tontu. c'est-à-dire kuy wax te loo xam ne bëri. c'est-à-dire man Fadam kon ko sa dara du man fi ma waxoon mooy làmb ñun ñëpp ko bokk. man li ma waxoon Kéba man dama ne ko tu as des idées tu as un programme mais loolu da nga koy xaatim da nga koy bind ñëw toog affaire bi mooy ok da nga bëggoon président CNG. ministre yow ni nga ko bëggee woon ñu defee ko yow defee wuñ ko noonu mais yow da nga bëggoon qu'on aille vers un vote demuñu vers loolu nga renoncé comme ministre bi lay tànn nga ne bëggoo parce que yow vote nga bëggoon léegi nag ministre bi tànn na keneen bul raxasu ci affaire bi mooy ñëwal nga jàpp ni yow ak Bira Sène benn ngeen yow ak ministre des sports benn ngeen indil sa programme tegal del organiser ay forum del organiser ay panel parce que yow bi ngay woote da nga ñëwoon indi ay idée man li ma gëm mooy fu mu toll nii ñun nañu war a organiser ay forum woote waxtaan mooy problème bu ñuy régler problème mu chaise yi ni ñu koy régler mooy dañuy dajaloo ñun indi ay nit yu am xel ñu waxtaan génne ay solution exemple bi man la Coly Faye 2 poids 110 kilos taille 1m83 man la Ada Fass 1m86 105 kilos. képp kuy doomu Thiaroye ku tere Thiaroye daw sa yaram maa ngi lay woo si làmb ji. Ada Fass ma lay wax na yow am nga combat bu mat combat boo leeree muy sa jàmm ragaluma loolu boo taxaw ma fekk la. di woo Ndakaar yëpp le 26 incha allahu rabbi arène nationale. di ne Coly Faye 2 yow dëggalal sa bopp. daw laaxu nga dëxën bu seede nga doo dërëm. boo dëggalee sa bopp dinaa la duma dinaa la daan. gars yi PPV lay doon ah. entretien seen affiche.com. képp kuy bëggee Ada Fass rek maa la wax nga jënd code bi toog seetaan làmb ji. may daanee Coly Faye 2 jël bu rëy bu amul benn werante wan ko du dërëm. kuy fans Coly Faye 2 dawal jënd code bi gaaw seen affiche.com. jàpp la bi si yàlla mu defar waaj ba coono yi dem ñibbi incha allah.